collège. Quatrième collège. Quatrième collège. Bonne année là. Donc c'était 97, 98, 97, 96, 97 environ. waaw mais monsieur Senghor li ma bëgg a xam mooy que ne lan moo waral wër-wërloo gi da nga doon ut sa intérêt si parti yi nga jaar yëpp wala da nga amutoon la nga bëgg si parti yooyu noonu parce que am na ñoo xam ne nag depuis année yi nga def ñoom si benn parti rek la ñuy yem foofu lan moo waral wër-wërloo gi. wër-wërloo amul fii xam nga lan moo fi am. non wër-wërloo am na parce que PS nga jaar. waaw bu la neexee nga ne PS laa jaar mais xam nga lan moo fi. mais yow yaa ko wax man waxuma maa ko wax mais dama la déglu nga wax ba pare. da nga ne ma PS nga jaar. bi nga fa jógee bu ma juumul jaar nga URD. bi nga fa jógee jaar nga si Decroix xaw ma. waaw léegi wër-wërloo. non du Decroix vous vous trompez ci Landing Savané. Landing Savané excuse-moi. foofu laa trompé ñëwaat encore si APR. wër nga. exactement. kon mbaay ma nangul wër-wërloo bi. mais xam nga lan moo waral wër-wërloo bi yow yaa wax waaw. li ma ci dugal mooy. d'abord dafa am lu ñuy wax au Sénégal les partis d'idéologie et les partis de masse. balaa ngay dugg ci parti de masse da nga war a dem ci parti d'idéologie yi muy parti yi nga xamante ne dañuy former militant. kon sama parcours boobu ma jot a am. mais bu nekkee parti buy former militant ñëpp d'accord nañ non dafa nag bala ngay kon ne bu dee parti buy former militant d'accord nañ PS képp ku mu former bu toogee si plateau bu waxee nga nangu si wàllu politique. déggoo ma may ma tuuti rek. comme da nga ma laaj te da nga bëgg lu la leer nañ. waa Diofior ñu ngi may déglu. xëy na mosuñu ma gis ci moment yooyu yëpp. ba may def politique boobu. kenn xamuma woon ci terrain politique. boo gisee ma jaar PS dama ne la. sama grand frère laa gisoon muy wone loo xam ne gëm naa ne lu yóbbu Diofior la ëllëg. mu nekkoon Issa Diop te ñëpp xam nañu Issa ah. Issa ma gis ko nit day am modèle mu nekk sama référence. ma doon xool ci moom ci nu muy doxale ci xam-xamam. loolu moo xam nga nit loolu bu la attiré ci nit ba nga topp ko. war nga mën a roy ci moom. loolu moo ma dugaloon ma doon ànd ak moom ba fu muy dem rek ci terrain politique ma ànd ak moom mu may tette. kon formation la woon. yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg ma jógee foofu Madior Diouf par proximité de famille moo ñu boole sama kër ak kër Badimle benn sakket bi moo dugg si diggante bi. kon bu ñëwoon seet si Padimle ku mu mën a yaakaar mooy ndaw yi ci koñ bi ku nekk nag ak sa niveau de compréhension fu mu toll woon. ñooñu yëpp dañu doon ñëwoon rek parce que sama ancien professeur ku ñu doon wax Blaise Sène. mu nekkoon il est de Loul Sessène mooy ngeen baal ma tuuti c'est le papa Ibou Sène mi nekk fii. kooku moo ko doon indi bu ñu ñëwee ñu woo ndaw koñ bi yëpp nekkuloon man kese. dañ doon xool di gis ci la ñu amee relation mu xool ni jeune bi peut-être que am na ay xalaat ak peut-être idéologie boo xam ne bu ñu ko formé mën na ci dugg. ba ma amee bac dem Ndakaaru ci la ma ne del ñëw kër gi loolu moo ma doon yóbbu këram ba may des fois bu ma demee ma fa une semaine. kon loolu mooy benn parti bi beneen parti bi nag man maa ko tànnal sama bopp muy andi jëf. milité moo woon à la base dama demoon fii grand compétiteurs yi fu ñuy xeexee ma dem dugg fa pour for fa xam-xam parce que fa la xam-xam bi jóge mais biir APR bu ci nekk rek mën naa la wax ne transhumance. d'accord peut-être am na ñu ko mën a woowee transhumance. mais transhumance mooy bu muy balaa muy ñaaw. transhumance bu muy ñaaw. mooy nga jóge ci parti opposition di dem di wuti pouvoir bi ñëpp xam ne yow. la ca ëpp yëpp say intérêt moo ca jiitu. mais man dama gisoon gars yi ñuy dem. benn nguur dàqul woon nguuru Ablaye Wade. Ablaye Wade amul lu mu deful ak gars yi fii. ma nekkoon ndaw mais j'étais dans le camp de l'opposition dama doon xeex ci opposition bi. ah est-ce que boobu posé nga luur bañ. boobu posé wu ma luur boobu damay formé wu. waaw mu ngi noonu amoo nit luñ lay doy nag monsieur Senghor. waaw mais loolu nag mënu ma woon am nit. mais tey mën naa ne am naa nit. waaw taxaw ba alors ñu ñëw si APR. APR nan nga si duggee ak nan ngeen doon liggéeyee début bi fii nii si commune bi. exactement loolu c'est une question boo xamante ne dina ma neex lool. APR dafa am. fondation na nga nangu yeneen question yi nag bu ñëwee na la neex. amul benn question boo fi relevé tey di jëm a kayre te du ma ci indi réponse boo xam ne c'est transparent limpide comme eau de roche. loolu moom xam naa ko man. jërëjëf kontaan nañ. APR ñun ñoo ko tabax. fii Diofior. ba ñu jógee Dakar président Macky Sall war a dem ci coalition Dekkal Ngor pour ñu fàttaliku tuuti. moom moo ñu woo avec le ministre Mbagnick à l'époque Mbagnick nekkul woon ministre boobu mu nekk président fédération sénégalaise d'escrime. mu wooñu ñu rencontré ko ma limal la ñi ci bokkoon. man mi la woon. Ibrahima Faye bu Nduug. Assane Faye bi ngay dégg. te mu actuellement mu yor benn mouvement. ñu jóge foofu Aïssatou Koumba Ngangu mi duggoon na ci. boobu mu nekk PDS jóge PDS ñëw bokk ci loolu.
Seynabou Diom ci la bokkoon Nabou Thiolé mooy actuel adjoint maire. ma jaar tamit ñaanal gaay yëpp ziar leen yéen ñëpp ku ci nekk fu mu toog. ci parcours boobu. boo xoolee ñooñu rek ñoo bokkoon ci kii ñooñu ñoo jóge woon Ndakaaru ñëw samp ji parti bi fii. ba ñu ñëwee tamit ñu commencé di def porte à porte. am ay grands yu ñu fekk si ñoom Maam Sali ñoom Gaynde ñu yore ay yi gaay yëpp ñëw ñu commencé di def ay réunion de jeunes. première réunion ba ñu njëkk a def. dama lay xamal ñiy xeex parti bi tey di indi ci ay problème ak ay seen i intérêt personnel ay positionnement ñooñu bañ leen woowee ker xaw a njee xam nga li ñu waxoon ñun dese taguñu fu ñu nekk ndax ñun ñuy tuumaal ci loo xamante ne mbiru PDS la mbiru xaalisu PDS la kon mënaguñu ñëw fekk ji leen tant que ñun seetuñu fa ñu jógee xamuñu ndax seet nañu fa ñu jógee wala seetuñu mais finalement dugg si nit ñi APR ba nekk li séeréer di naan uga faxe jaxe ba ariñ APR koy lu sotti am borom. d'accord léegi début bi liggéey bi nan ngeen ko doon defee pour militants yi xaalis fan ngeen ko doon jëlee ak nan ngeen doon defee les activités parce que parti moom animation moo si bokk. ak animation bi ñu doon def de yaakaar naa suñuy astuut lañ doon def kon lu waay am ñu cotiser ko naka Macky Sall ak entourage am doon ko defee. ngeen doon ket. te daanuñu woon ket dañ doon wax gars yi saa waay lii de war nañ ko def. waaw léegi parti bi joxewul dara parti bi moom parti xale la day soog a départ. gone la màggagul. nañ la ñuy def pour parti bi dund. ñu def suñu sacrifice bopp. lu waay am indi ko ñuy def suñuy activité ndànk ba élection yegg si 2009. bi élection yegg see 2009 président Macky Sall jaar fii ñu recevoir ko ci foyer bi. ñëpp toog mu wooñu jox ñu dossier parti bi. nañu yéen ay ndaw ngeen. xam nañ ne am na ay mag yu dugg si boobu grand yooyu yëpp dugg si nañ. ñun nañu léegi da ngeen bëgg a dem élection mais dama xam ne seen doole dafa xaw a néew parce que ay ndaw ngeen. ma bëggoon ngeen def analyse terrain politique bi Mamadou Sarr fii la nekkoon Mamadou Ndong fii la nekkoon Youssou Diom fii la nekkoon ak tant d'autres ténors politiques. ñu xam ne ñun on pouvait pas faire le contrepoids de la balance qu'est-ce qu'il fallait faire. ñun dem leen ci coalition Benno Siggil Sénégal. traversé nañu plus de 8 élections grands. ñu dem coalition Benno Siggil Sénégal loolu c'est un parcours ñu dem am ci adjoint maire proposition yi jàll kër Assane Ñing bi lañ nekk ba 4 heures du matin Assane Ñing mën na ma témoin ñu ngi ci côté bi am na ñu bëggoon yàlla na ko yàlla yërëm ñu ñaanal ko jàll mbay ci la bokkoon muy parcours bu sori mais année boobu la ñuy jël doyen Lamine Sarr tabbi ko mu nekk adjoint maire ñu tabbiwaat ko def ko coordinateur parti bi mu jiite ko depuis lors nag ci ay tendance commencé dessiné wu Seynabou ne Nabou kii du ma jiite Lamine Sarr du ma jiite parce que reconnaître ma ko femmes yi nekk di xëccoo diggante Ndeye Khady ak moom ki xëccoo fii xëccoo fële ay responsabilité de femme te ma yaakaar ne Diofior ñëpp a ko bokk waroon nañu mën a waxtaan ndax kenn gënul kenn ñoom ñaar bu doon intérêt commune bi rek moo leen yëkkati waroon nañu mën a waxtaan ndax ñun ndaw yi dañu toogoon waxtaan ñu nag ñoom Assane Faye ñoom Ibou dañu toogoon waxtaan ànd donc noyau dur boobu ñu créé woon moom moo indi APR tey. moo tax APR taxaw ba APR dem ba Lamine Sarr wàcc ñu ne comme Lamine wàcc na nañuy demaat élection 2014. élection 2014 nekkoon phase transitoire bu garaaw sax. transitoire parce que Mamadou Ndong en tant que maire sortant dafa jóge woon parti socialiste fekk ji waa APR. tàgguwul woon sax presque ay nitam responsabilité am la jël. xam ne président Macky Sall mi ku mérité jàppale la mu ñëw jàppale ko. waaw. d'accord maam rek yi gars yi xam nga aussi y a toujours des manœuvres. am na ñoo xam ne ci kaw lañu nekkoon di manœuvrer pour que la base de Diofior soit basculée mu am ay rumu jaxasoo bi am nii comme élection bi nii mën naa le lu bari am na loo xam ne ñun ñoo ko sàkku ñun ñi politique yi am na loo xam ne ci kaw la jóge aussi rumu yooyu amoon ñu toog waxtaan suñu biir Mame Racky c'est quelqu'un boo xam ne ku jara sant la mu comprendre l'enjeu mu ñëw bokk ci mbir mi doyen Lamine ñu jiital ko def ko candidat année boobu mais ci biir candidature yooyu li waral ñu ñàkk dañu amoon ay candidature en sourdine ak liggéey bu xaw a salté boo xam ne gars yi ñu ngi ko doon def ci biir. yéen waa APR. ñun waa APR. muy leer rek. ba ñu dem élection yàlla def ñu ñàkk parcours bi pour ñu gàttal ko rek ndax on ne peut pas tout dire sur ce plateau ndax li ma yëkkati tey mooy wax ak ñi nga xamante ne déclaré woon naa leen candidat te sama candidature danañ si ñëw moom danañ si ñëw continuer rek. léegi parcours boobu Lamine Sarr. ma sant ko tamit ndax sama kilifa la. seq nañu lu ne. lu nekk laa la wax nag. doyen Lamine xam na man xam naa suñu borom xam na. dañuy demoon booy naan les comploteurs les deux Lamine laa dañuy comploter. ma jàpp ne sama kilifa la ndax moom ak sama waajur. doyen Lamine j'étais son bras droit xam naa loolu te ñëpp xam nañ ko.
ku wéet ak sa bàmmeel doyen dem nañ ba fii li gën a cher ci doomu aadama man ak moom dund nañ ko président de la république day maye ay billet màkk président may na ma fi billet màkk bëgguma ko woon wax parce que sax mbiru maye la rek génnuma daf ma ko may ma xam ne ndaw laa année boobu ma ne ko doyen yow lii nag nu mu demee léegi jëlal man amu problème boobu ah bon wallahi lazim bu ma fenee yàlla na du ma fekk suba billahi wal kitaabi nga jox c'est pas des révélations nekkul tamit ne parce que dama am peut-être lu ma metti aw ma lenn lu ma metti je suis libre je suis sur une voie boo xam ne politique bii ma tàmbali sama choix la kon arrêté gu ma ko léegi ok donc loolu yëpp dugg suñu diggante mu nekk une relation très chère famille am yëpp tamit dañu respecté moom tamit il a fait beaucoup d'efforts ci parti bi ñëpp xam nañ ne incontestablement lu mu def fii moom doyen ci ay moyens ci pas-pasam bariwul ñu ko fi def ci ñun APR moom boog moo nekkoon tête de pont bi ñun dañ ko doon accompagner mais comme yàlla def na moom ak Mamadou Ndong ànd nañu dem élection 2014 ñu bàyyi Youssou Diom ca parti socialiste moom mu yóbbu woon coalition Benno Siggil Benno ak Tanor ñun ñu demoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu dem élection ñàkk élection yi ndax une multitude de candidatures bu ñu amoon boobu tamit traversé nañu phase yu bëri ma am ci sax bés boo xam ne metti na ma trop te ñu ngi koy posé wu question mooy jógee nañ fi dem Fatick ci comment dirais-je conseil des ministres décentralisé yi ñu dem fa xëccoo bu bëri am fa ma jël sama waaw ma am fa jël sama responsabilité bi président di ñëw Samba Dia di inaugurer le tronçon Ndiosmone Palmarin jour boobu def ñu accueillir à Fimela ñun ak ñoom Karim Sène mu ngi may dégg buñ ñu recevoir mu ne ñu yéen ñëpp Fatick laa leen di recevoir Mame Gabriel te mu nekkoon inspecteur bu IFB yàlla na ko yàlla yërëm fu mu tëdd moom moo bindoon wooma ci ruq ne ma dama bëgg ñu bind une lettre de doléance boo xam ne dina porter tout ce qui est doléance boo xam ne moom commune bi moom la soxla ma ne ko y a pas quelqu'un ku gën a xam doléance su Diofior ko Mame Racky ñu woo Mame Racky mu woo doyen Lamine Sarr ñu toog di rédiger ko yóbbu ko Fatick déposer ko foofu pour que ñu accorder ñu audience bi waaw bu ñu accordé audience ni ñu indi leen 30 personnes parce que c'est une audience politique ñu dem ba foofu directeur de cabinet bu Mor Ngom Babacar Ndiaye sama copain la maa ngi koy nuyu bu baax moom moo ma woo ne ma Senghor ma ne Lingo rek lañ may wax parce que tur boobu sax xam naa waa Diofior xamuñu ko Lingo ma ne mu ne ma président de am na lu mu bëggoon na daal fépp fu am tendance ci dëkkam ci dëkk yi mu jël tendance yooyu confronter leen pour régler le contentieux une bonne fois pour toutes ma ne beneen tendance bi da ñëwuñu ñu ne kon woo leen Ablaye Diomb mu ngi Émirats arabes ma woo Nabou sama bàjjen jëlul parce que xaw ma ndax dafa jàppoon wala leneen ma woo Ablaye Diomb Ablaye wuyu ma expliqué ko ñu profito rapidement def seen délégation de 15 personnes c'est un scénario bu gàtt mais dama bëgg mu leer ndax daf ma metti woon ndax waa Diofior la ñu tooñ te maa ngi baalu ñëpp ak ci occasion boobu gis nga bi ñu demee buy dugg ci salle bi xam nga waa Sine aussi des fois dañuy am seen i feem benn waa ji ñu wax Jules Marie mu jógee Loul Sessène Jules Marie ne waa kan mooy jël kàddu waa Diofior ma ne ko ferme ta bouche c'est pas ton problème ah bon lu tax oui parce que problème mu Loul Sessène moo ko yëkkati mu bàyyi ñu ak suñu problème bu Diofior ñu gérer ko suñu bopp maintenant bu ñu duggee ci salle bi affaire boobu jur coow xam nga am na ñoo xam ne mënuñu muñ a lañte suñu benn doyen ci koñ bi ne doyen Lamine mooy jël parole ndax moo fi coordinateur te fekk contradiction am na am ku jóg ne non Seynabou mooy jël parole parce que moom mooy adjoint maire ma ne leen sincèrement nañu calmer les ardeurs xam nga lan moo waral taxawaay bi fii tey dafa am lu ñu bindoon ba déposer ko ñu wooñu ci woote boobu la ñu bëgg a leeral président mébét yi nga xam ne waa Diofior moom la ñuy sàkku saa yu ñu yeewoo kon boobu buñ ko raté mukk dimbale lañu ci yàlla tax il y avait tout l'arrondissement de Fimela et l'arrondissement de Tataguine responsable yëpp toog am na gox yoo xam ne ils ont joué peut-être à l'hypocrisie politique dugg ci gox ne waaw juboo nañu bu ñu demee nañu wax waa ji juboo nañu ñun on a montré le vrai visage ba ñu duggee ci salle bi tamit ñii ne doyen Lamine mooy wax ñii ne Seynabou mooy wax ma ne leen léegi kan moo ma gën a yellool wax man mi nga xam ne ñun ñoo bind lettre bi ba ñu bindee lettre lan moo tax ngay wax waaw parce que comme xëccoo am na te kenn gënu ko yeeyoo keneen calmé nañ leen ñu ne Lamine kaay wax man tamit bi ma jógee Ablaye ne Seynabou jógal Seynabou tamit jóg très bien
parce que bëggul ñàkk aussi loolu aussi c'est normal. mais xam nga lan moo garaaw. ngeen dem autour d'une table parce que toutes les guerres se terminent autour d'une table. ngeen war a waxtaan seen biir. pour jàpp benn consensus d'intérêt commun. loolu mooy li ñu rëcc te num ñu rëccee ba ñu ñëwee Mor Ngom moo ñu woo ne ñu Lamine ma ne mu ne ma mbir mi jaxasoo na de ma ne ko waa c'est comme partout ailleurs mu ne ma dama bëggoon daal ngeen xool nan ngeen mën a def pour ñu régler problème bi. kan mooy wax ma ne ko xanaa man. yow doo bàyyi ba ñi nga xam ne ñoom nga ànd bi laay bañaat. ok ma ne ko xanaa mañ. mu ne ma yow ma ne Seyna bu dee doo wax ma ne ko lu tax mu ne ma parce que doo coordonnateur parti bi ma ne ko loolu de d'accord naa mais parti bi moo ñu woo quand même. bu ngeen bàyyi xëccoo bi dama bàyyi leen ak moom. mu ne moom du bàyyi. te xam naa ne bu ma bàyyee coow dina am ndax ñi ànd ak Lamine Sarr du ñu bàyyi. xam nga loolu aussi xaw a fàtte Diofior la. ma ne ko mu ne ma léegi moom kan ma léegi yow yaay bàyyi ma ne ko man mënuma bàyyi parce que ñi ma àndal moo tax. léegi lan moo des Mor Ngom foofile. dem ci président wax ko président ne ko déet bul def loolu. ci la wooyee chef de protocole am muy Pape Samba Diop. Pape Samba woowaat ñu ci ruq. xam nga protocole moom du joué. mu ne ñu gaynde ma ne mu ne ma léegi ngeen juboo xayrun juboowu leen ñu tànn keneen ma ne alhamdulilahi rabbi alamin comme moom du maye man aussi man mayewu ma presse. ne lan la ñuy def nañu delluwaat ci coordonnateur parti bi ma ne kon Lamine Sarr na jël kàddu gi. ok Seynabou ne Lamine du wax coow li jóg waaw kan muy wax. Seynabou moom c'est la lion tuuti rek lion la nag jàmbaar la de gaynde la de. saa waay gars yi ñoo ko doon xeeb te en politique ay concession la ñuy def. bu leen sànni benn élément mu ko ci biti. te loolu arrivé nañu sax ci élection yi ñu dem. ba ñu ne Lamine mooy wax mu ne du wax kan mooy wax mu proposé ñu benn waajoo xam ne il est du parti social bëgguma ko tudd ndax candidat la. duggoon ci biir. léegi la moo tax bëggoo koo tudd. non parce que dama koy bañ a yàqal. parce que damay bañ gars yi jàpp ne moom dafa infiltrer masse yi. te politique dafa sori. xam na ña fa nekkoon xam nañ kañ la ñu proposé woon. ma ne leen nit nag mënoo nekk parti socialiste ñu dugal la suñu groupe waa APR yëpp toog nga ñuy waxal. yéen wul maanaa ñu ne kon proposé waat leen keneen. ma jàpp ne Mamadou Ndong maire buy soog a génn politique muy soog a génn kii am. mandaam jeexagul. xëy na moo war na mën a wax suñuy problème te fekke na bu ñuy bind. ma proposé Mamadou Ndong mu ne Mamadou Ndong du wax mu metti ma lool. kan ki ñu proposé woon PS. non kooku kay jógul sax fu mu toog moom mooy proposé moom sama bàjjen. ok la lion xam na mu bu baax moom ay gars yi lañu des fois dañuy waxtaan mais xam na ne politique des fois day tàng ba nga xam ne mais nag bu jeexee rek jeex na ngeen continuer la vie continue ainsi de suite. donc bu remous yooyu amee. mu proposé ñu ne ko proposé waatal keneen mu proposé koo xam ne ku tëdd ki mu ngi tëdd tey ci bàmmeelam ñu ngi koy ñaanal suuf sedd ci kawam lool. amiin amiin muy suñu imam suñu kilifa muy imam Arfan Bass. bu mu proposé imam Arfan Bass ma ne yéen tamit ñëwuñu nag ci daara nag ñëw ci jàkk. bu doon xut ba jàkk dama bàyyi ko barke yonent bi. mais fii ñu nekk tey ci terrain politique. imam amu fi place. ndax woowuñu imam yi. ndeke moom dañ ko ne waaw président kat de recevoir imam yi. donc looloo ko indi woon nee na bu mu koy woo sa ci jàkka ji la ko fekk muy julli timis. allahu akbar mu selmal rek ne acca xaaral ma dem président ne comme déggoowu leen léegi xaaral ma def benn croix rouge ci Diofior ba pare bu mu paree tamit intervention yi ku ñekk wax ba pare mu wooñu man ak Seynabou ne ñu yéen ñaar Seynabou kii sa càmmeñ la juboo leen ñu joxante loxo. yéen ñaar waaw politique la. mais est-ce que gëmoon ngeen joxante loxo boobu. gëm ko bu baax te ba tey damay dem këram. dañuy waxtaan gëm nga ko yow. ba fi ma toog nii di wax ak yow. Seynabou mu ngi may dégg xam na ne aw ma benn mur c'est-à-dire moom principe yi mu doon défendre. ok ay principe de coordination la xëy na sax am na raison sama kam tey parce que ñàkk a doon xeex mën naa ne ñoo may xeex tey te ñun ñoo àndoon démb ndax politique nag mooy tourner noonu. donc lu mu nekk toute une histoire mais li ma gën a amal solo. ci laa léegi ba léegi waxu leen ci jour boobu. non ba ñu génnee président dindi paas bi jox ko ma tas ko ne leen am leen lii jël benn parti bi am doyen. paas bi nga wax raxasu ba léegi tuddoo paas bi ñaata la de. non du ma ko tudd fii tamit paas bi bu dee sax 500000 ba 200000 tamit ay paasu mbooloo la 30 personnes ngeen loué seen i oto dem. ok doo leen jox ay paasu 1000 francs quand même. loolu moom yéen wul maanaam. alors dama bëggoon rek nga fàttali ñi nga xam ne ñu ngi déglu ñi nga wax ne ñooñu ngeen bokkoon di xeex si biir APR ndax ñooñu tey parti bi sigil na leen moom mooy nekk ne ndax am na loo xam ne poste de responsabilité yoo xam ne ñoom jot nañu ko wala comme ni nga waxee yëkkati ay billet Makka wala def yeneen voyage yoo xam ne def nañ ko si APR. président am na loo xam ne def na ko fii.
am na ñu mu sargal leen mooy am nañ ay billet màkk yu mu fi mayee am na leneen ak leneen peut-être que ay accompagnement yu muy def surtout dans les volets social mais xam nga man tamit dama du ragal bu may condamné ki may njëkk a condamné mooy chef de parti bi wax ma président de la république de président parti bi muy président APR ndax moom mooy am jéego di buum mi kan mooy président APR mais Macky Sall waaw kon nga yeggal si Macky Sall may ma tuuti rek ma yeggali xam nga man j'ai pas peur de dire la vérité daf ma metti ay nit nekk ci terrain politique di ci liggéey ba benn responsabilité mënuñu ko am avant ñuy dugg ci élection yi nii avant ñuy def ci liste yi nii ci laa ko bind une lettre par le canal de son chef de cabinet monsieur Augustin Tine ma bind ko lettre won ko ne disparité yi fi jot a am ak xëccoo yi fi am yëpp boo ko gisee mu am yëpp c'est parce que falu fi kenn ñu daw nañ tuuti ñu am mu bàyyi waa APR de côté ñu sax taxé ne ñun dañuy ñàkk fayda ndax kenn du nommé boppam fal fi waa PDS ña mu nekkaloon démb ña leen doon xeex ñooñu doon xeex metti nañu trop mais nag on accepte c'est la loi de la politique mais est-ce que peut-être par critère ñàkk a jubóo bi ñooñu peut-être que da leen a jël yaakaar ne ñooñu nañu defaraat mbir mi est-ce que am ngeen xam-xam bu ñu leen mën a joxe aussi am nañu fii am pagay fii am nañ ci parti bi am je profite de l'occasion ñoom Ousseynou Thiam ak ñeneen ñi nga xamante ne te responsabilité politique sax dafa aajowul xam-xam yu bëri responsabilité politique lañ la jox dafa am ay responsabilité technique te peut-être que lu mu jox gars yi nii sax responsabilité technique la muy Cheikh Tidiane parce que aussi avant de faire la politique Cheikh est au cadre de ce pays nommé na fi tamit Lamine Diouf li tax technique na parce que ingénieur la mais politique na parce que moo nekkoon njiitu UJTL fii mais Diofior amuñu benn responsabilité politique mu nekk lu ñuy métit la te ba suba ci combat boobu la ñu nekk pour président joxe fi dara d'accord alors ñu ñëw si li nga xam ne nag mbokk yi ñu leen di fàttali ne tey Lamine Senghor moom la ñu invité moo nekk suñu gan si seen émission réveil matinal Makayre Ndiaye di leen koy defal si rajo bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen di gërëm si kóolute bi ngeen wóolu Diofior FM rawatina aussi ni ngeen ñu accompagner si émission bi réveil matinal monsieur Lamine Senghor ñu ñëw si li nga xam ne moom moo nekk préparation élection yi nga xam ne moom moo war a am le 23 janvier 2022 ñu gisoon ne si réseaux sociaux yi da nga fësaloon ne da ngay nekk candidat waaye déggatuñ sa candidature gisuñ si benn liste foo xam ne nekk nga candidat lu xew. très bien je pense que sànq ba léegi maa ngi lay interpellé ne la côté boobu laa gën a yàkkamti te yaakaar naa mooy li ma yëkkati tey. man sama plateau nga ñëw nag da ngay nangul. man aw ma lenn problème grand man xoolal plateau yëpp def naa leen. waaw acca yal na yàlla yokk rek nga gën a dem si yeneen plateau yi. incha allah ñun itam invité nañ kilifa yu bëri si plateau yi. incha allah jaajëf fii yal na yàlla def yokkute. amiin 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 ndax Jég Jam bi koy PDG bi. xam naa ko kenn gënu ko bëgg Diofior. ndax lii ñuy def fii rek vraiment sargal ñu la. jërëjëf. te la communication est au cœur d'une société. buy société di évoluer communication bi amuñu ko lii ñuy wax nii tey fii mënuñu topp kenn ku nekk ci dëkk bi di ko wax. waaye xam naa ne buñ koy wax fii ñu ngi koy tasaare dans le monde entier. ñu dem si li waraloon nga fësal ne da nga bëgg nekk candidat. li waraloon ma fësal nekk candidat dañu jógee élection 2014. ñu daje en réunion de bilan. Mamadou Ndong nekk kilifa goo xam ne vraiment man nee naa la kooku nit ku gore la. Mamadou Ndong waaw waa Diofior tey waroon nañ ko sargal man billaahi wal kitaab bi si j'avais les moyens qu'il faut dinaa ko defal journée sargal fii ñëpp seede ne Mamadou Ndong a beaucoup fait pour Diofior. wala ñu tuddee ko sa benn lieu boo xam ne. loolu yëpp mën na am. mais loolu mooy maire bi moo fi nekk de moom mooy décider de ñun amuñu loolu ba léegi. ay conseillers municipaux lañu rek. gis nga ba ñu jógee ba dem réunion de bilan ci la Mamadou Ndong wax ne ñun de man de li ma gëm. mooy fi mu nekk nii dem nañu élection ñàkk nañu man def naa 3 mandats Lamine Sarr nekkoon nga sama adjoint yàlla def na tamit ñëw nañ ba fii dama bëggoon bu ëllëgee ñu jéem a xool à partir d'aujourd'hui nañ la ñuy def ba encadrer xool jeunes yi. kan lañ ci mën a encadrer ak ñan lañ ci mën a encadrer ba balaa ñuy demaat ci encadrer ba balaa ñuy demaat ci yeneen échéance. yeneen échéance électorale ñu am ndaw bu ñu mën a samp. ñu ne loolu de xel boobu rafet na waaye pour loolu antu il faut ñu jël parti bi am ndaw buñ ko dénk. mu am kàddu ci parti bi. déggoo amu foo woon gars yi jàpp ne ñii day kii dafa ñëw pour yàq parce que nekkatul ñii ñëw jàpp ne ñun suñu yëf la dafa waruñu ko gérer noonu donc réeroo am du ñàkk ci politique. mais nag boo dawee 1 an 2 ans 3 ans nga war a mën a gestu sa ginnaaw est-ce que na ma toll woon noonu laa toll. APR gars yi di dem mu metti ñu lool te ñu nekk parti au pouvoir.
ma profité nag am koo xam ne ndaw la yokkoon parti bi doole te ba tey mu ngi ci combat boobu mooy sama camarade Ousmane Diop moo jiite le mouvement étudiant républicain. Ousmane nekk ndaw boo xam ne c'est une tête fondamentale et réfléchie taxaw parti bi jàppale ko moom wutu ci leneen na parti bi jaar yoon bu looy wax parti bi la lay wax. comme relève boobu jotul woon am ñu toog ba veillu élection muy bu ñu ñëwee julli Tabaski. góor gi wooñu ne ñu man ak Ousmane ne ñu de man de dama bëggoon bàyyi politique. mu ne ko bàyyi politique. ma ne ko ma ne ko lu waral loolu. muy Mamadou Ndong non boobu Mamadou Ndong moom xam nga moom xëccewul coordination. moom mu ngi ci biir. mooy doyen Lamine. ok. xam nga booy bugguma sujet bi subjectif di dem ci ay nit direct. bu may naan coordinateur bi rek xamal ne moom la. mais am na ku lay déglu koo xam ne dekkul Diofior te débat bi amal na ko importance. bien sûr war na mun a xam ñi ngay wax ñan la. exactement donc mu ñëw ne dafa bëgg a bàyyi ñu ne ko pour lan mu ne pour des raisons de santé. ma ne ko loolu de nit moom bu la évoqué ay raisons de santé mënoo ko bàyyi waaye doyen. ma ne ko ma ne ko xam nga li ñu bëgg moment bii ñu nekk Tabaski ak élection jege na lool lu ci des bareetul. tey jii boo démissionné ci parti bi démissionné ci terrain politique bi xam nga lan moo fi am lii wolof di naan pàccaxoo. ndax nit ñi seen i intérêt la ñuy bëgg di xool du ñu xoolati légitimité du ñu xoolati la nga xamante ne moo war a tegu ci yoon mi. xam naa nag candidature boobu ñu déclaré woon loolu la ñuy doon njort te boobu ay nit ñoo fi doon jóge. bëgguma wax lépp di dem di def ay réunion en dehors de la commune. di daje fa di def ay programmation ay manigance politique di jël fi kii parti B jël kee parti B jël kee parti B boole leen ni leen dañu bëgg am benn candidat jeune. mais candidat jeune boo ko bëggee doon da ngay politique ci terrain bi mais toog benn gox rek benn ruq boo mbir mi ñëw nga ne dama bëgg a doon candidat. yàq li fi nekk rek lay doon te loolu moo fi xew. mbir moomu moo taxoon ñu ñëw mu tombé ak première pose pierre jumaa ji. doyen Lamine ñëwul woon mais nag yëgaloon nañ ko ndax moo yor coordination bi ndax ñun dañu am loo xam ne ci lañ tënk woon. muy coordination bi kon bu ñu ñëwee ba Tabaski mu ne dafa bëgg a bàyyi ma ne ko man de ànduma ci ndax moment bi. ne serait-ce que nga téye titre bi rek téyel ñu titre bi ba ñu paree élection yi. ñu mën a organiser parti bi parce que parti bi amoon na jamono tamit amoon na doole trop. léegi. moom daal mu insisté woote réunion am quelques éléments yi ñëw ñun demuñu man moom dew ma woon. ñu julli Tabaski ca ngoon ba mu ñëw sama kër. dama bëggoon de ñu organiser waat réunion suba ndax am na ñu ma jotoon waxtaanal te lii ma fësal nii dama ci bëgg a dem ba jeex. comme xëy naa ba tudd ko dama bëgg a démissionner définitivement parce que mag laa ma ne ko mag nga kay ndax yaa mag sama papa. waaye titre bi rek nga ñuy téyel bu ñu pare. mu ne non il faut ma woote suba mu woote tamit ñu dem am na ñoo xam ne saa waay dañu ñëwoon rek ne coordination bi man maay adjoint bi d'accord ban adjoint kan ngay rassembler lan nga xam ci parti bi du administration parti bi xamuloo ci dara ñu daje ñu ñëpp ñii ne non na diw doon coordinateur ndiw na doon coordinateur ma ne leen pàccaxoo bii laa doon bañ commencé na nii te ci kaw kanam la jëm. léegi nag loolu lu koy corriger waa coordination départementale ak la nationale ñoo mën a wàcc fii jàppale ñu. gis nga bu ñu ko joxee sax ab sàmmkat fii sax ñun ñëpp ñu ànd ci. loolu amul solo maa jiite sas la ci yow yaa koy yenu ba mu diis yow. kenn du ko fekkee. kon njiit dafa metti ba ñu dajee nag ba loolu antuwul doyen Lamine ne comme noonu la nag gis naa ne ca la ngeen doon xalaat mu ngi bugg am xaaral ma jëlaat coordination bi ba keroog ngeen di am candidat je précise bien ba keroog ngeen di am candidat ñu dem am ku ñëw sax ne bon Lamine dafa mel ni moom mooy déclarer candidature ma ne ko man nëbbutuwuma gis nga li ma bëgg du ma ci nëbbutu dama ko déclarer ndax du ñun kese ñun ñooy fal suñu bopp. ña ñuy fal ñu ngi ci mbedd yi ñu ngi ci grand place yi ñu ngi ci lépp te kenn yaakaarul ne ñoom sax ñu ngi ci terrain politique bi. Diofior nit ñi dañuy fàtte dañuy yaakaar ne mbumbaay bi mooy fal nit non 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 du mbumbaay bi am na yeneen paramètres yoo xamante ne ñoo fii fal kenn. donc doyen Lamine jëlaat coordination bi ne ñu nag initiative yëpp ci yéen lay bëgg di jóge man amatuma lu may def mën naa leen may nag ngeen di réunion sama kër di defee lépp sama kër ñu ne ko ok c'est bon. ñu d'accord ñu toog weer kenn wootewul waaye yow mi doon xëccoo coordination bi kay woote woo. kan mooy kooku. sama nijaay góor gi Kol Jàmm. ok continue. xam naa ne mag mën na ma mere ndax mais nag ku dugg ci politique. ku boot bukki xaj mbaw la ñun ñëpp ci mbir mi lañ bokk. ni ma leen di tuddee tey noonu lañ may tuddee ëllëg. mais j'accepte les réalités du terrain politique.
ba ñu ne moom mooy coordonné ñu ne ko d'accordul xëccoo bi nangam sangam bon ñu ne léegi nañ dem nu ñuy demee ah ku nekk na dem liggéey rek ku nekk di gis ay mbokkam di gis ay xaritam di gis ay am di jàmm di gis ay militant ku nekk la mu mën rek mu ngi koy def. yeneen candidature taxaw ñu dégg leen ñuy def sama yaay ji Aïssatou Coumba moom tamit vraiment lion la mu ngi ci guerrière bi mu ngi ci guerre bi. organisé na fi ay quelques activités comme nu ñu ko doon defee def fi ay tournois def na fi tournoi aussi vraiment ñu sargal leen ndax loolu yëpp ndamu APR la woon. ba mu fa jógee tamit ñu ne moom candidat la parce que boobu ñu ngi doon waxtaan ba ñuy waxtaan tamit samay message yaa ngi nii dama ko doon wax ne yaay booy parce que man yaay booy laa koy wooy ma ne ko yaay booy dama bëgg lépp lu ñuy def rek te du unité rek liggéeyuñu ànd rek bu ñu àndul rek defuñu lu ñu bëgg defuñu tamit li ñu war ah moom tamit mu nekk ci elam am ñoo xam ne ñu ngi koy jël nag di ko xoolloo fenn te lañ koy xeexloo xëy na da ko comprendreul ah yàlla na yàlla def mu am ndam ak keneen ak ñeneen ñi ko bëgg yëpp. ba mu jëlee ñu ñëw en négociation cadre parti bi ñoom Babou Diouf ñoom Moussa Diom ma daw gis leen ne leen ah saa waay xam nga kenn mënul àtte boppam. dañu bëggoon ngeen woo ñun responsable yi ñu waxtaan suñu biir mën na am ma séddee mën na am moom mu séddee comme ñun ñaar rek a décliné wu. ah ba ñu ñëwee premier jour ñu am ay surprise responsable des femmes bi nekkoon ki nekkoon responsable des femmes parce que man reconnaître tuma ko. mooy ah mukk jamais. nañ dem xeex pour man responsabilité des femmes responsabilité des femmes di jouer le jeu man du ma dugg ci loolu. ah moom mu ne moom candidat la. ma ne ah loolu de chacun est libre d'être candidat. mais nag consensus muy juboo bu amoon mooy gën. mu ne candidat la moom moo njëkk a décliné. Aïssatou décliné ñoom jigéen ñi ah xanaa jigéen a mën góor waa. ma ne kon xaaral ma décliné man tamit ma ne leen ah man de sama bés fësaloon naa ko xaaral ma man tamit ma yëngal sama bopp ma ne leen ah man de candidat la bëggoon naa ko daal. te xam naa ne bu dee yéeyoo ñi ma ko gën a yéeyoo ci APR bariwuñu. Mohamed Sarr décliné candidature ba ñu duggee ci salle ba ñu ne dem leen négocier ji bu ngeen jubóowee xayrun bu ngeen jubóowul bu ñu ñëwee ñun ñu xool nan la ñuy def ba jubóo am. ñan ñoo doon. waa parti bi ñu ngi toog ñëpp. ok erreur bi ci am mooy les négociations ne se font pas avec les grandes masses. c'est vrai parce que les foules ne réfléchissent pas. c'est vrai erreur boobu la sama yaay Kumba def. bu muy ñëw tamit indi ay militants ñoom ñëpp ñu ñëw. jàpp ne ni dañuy dem ci vote pour affaire bi basculer ci côté am non je ne ferai pas ça man du ma négligent politique. ba ñu ñëwee tamit ah ñu dugg ci salle bi Mohamed ne man sax sama candidature moom ñoruma noonu xam nga li ma bëggoon. dama bëggoon rek ngeen xool nan ngeen mën a def ba waxtaan ma ne ko bu mu la ñorulee doo toog ci biti. jarutoo ngay ñëw. nga bàyyi ñu ñett kay mu gën a neewal mbir mi. ñu dugg ci biir ah ma ne leen man de dama leen mën a ñaan rek parce que fii ñaanante la ndax li nit ki bëgg. bëgg ko ci xolam. nga ne ko bàyyi ko ñëw ci sama yëf. dafa metti kon ñaan nga ma ñaan leen ma ne leen ah man de maay seen càmmin en plus même bu dul loolu sax légitimité politique dafa am te li ma ci gën a metti mooy ni ma déclaré woon ba pare. ça aurait pas été cette déclaration kon sama candidature tey sama retiré ko facilement. ok yàlla def Kumba sax moom moo ma tontu moom ne ma loolu de lu ñu mën a waxtaane la te aussi xam nga waxtaan la rek. suñu yaay ji ne responsable des femmes Ndeye Khady ne ah man de. maay seen jigéen te maay seen mag bu ngeen ma mënee may daal ngeen may ma mënu leen ko ah man tamit ma xam ne moom mënuñu juboo ah ku ne tekk nu muy demee mu génn ci biti ne ah xam nga loolu yëpp c'est des dossiers yoo xam ne waruñu ko woon wax fi sax. mu génn ne ah comme jubóowuñu daal jubóowuñu mook Mohamed à côté man ak Kumba ñu waxtaan à côté ba ñu ñëwee tamit comme jubóo amul ñu ne leen nañu continuer processus bi. cadre yi nga xam ne ñoo ñu woowoon ñoom ñuy continuer les négociations approfondies pour ñuy gisee feneen. négociation yooyu nag am ñu dugg ci biir ne abadan du fi amee. du ngeen négocier du am génn nañu ci biti sax ma téye sama yaay ji Kumba ne ko yaay kaay ñu gisee xoolal ñi ne ci suñu ginnaaw mu jóg pour ñëw ma téye ci loxoom sama cousin Koli Thiam dugg suñu diggante parce que man je ne mâche pas mes mots dugg suñu diggante nangu loxoom comme si on est en guerre te ñu nekk ci politique rek. xanaa xamul ne politique ak leneen a ci yem. lépp luy wërsëgu jàmbur kenn mënu ci dara day bañ nga nax ko. ah non du naxaate. di ñuy waxtaan mënoon naa séddee sax. wallaahi mënoon naa séddee mais jëf bi nuñ ko jëfe moo tax man ma téye sama bopp. ok comme juboo amul ku nekk mu ngi ci dëkk bi di def ba élection yi ñu dem Youssou Diom tamit il a compris c'est un grand boo xam ne bopp bi moom xam naa ne politique moom yàgg na waa parti socialiste xam nañ li may wax. Youssou profité de l'occasion nekkoon Benno Siggil Sénégal
ñëw di xëcc Benno Bokk Yaakaar wowul parti yi de. benn nit personne ressource lay woo benn bu ñu dajee ñu ñëpp. kon am naa tey bu ñu dajee ñëpp ànduñu. mënoon naa def ni gaa yëpp parce que pour dem fi dem uti récépissé ñëw c'est facile comme bonjour. mais à quel prix la ñuy ut ay récépissé Diofior bu ndaw bi ñu am 9 candidats bu ma ci duggoon muy 10. ok ci Diofior bi est-ce que tabax Diofior moo ñu yëkkati wala ñun leneen moo ñu yëkkati. donc muy loo xam ne ñun méttitul nañ ko lool. am na sax ñoo xam ne amoon nañu ay ambition dañu mujj ne comme Ousmane Diop kooku moom vraiment il a été très clair ndaw la mais dana leen woo man dama bëggoon sax ngeen bàyyi ma côté conseil municipal bi te ngeen yóbbu ma à la départementale man daal bëgg naa dem dans la liste départementale malheureusement. maire samp na boppam fii ci tête de liste bi dem samp boppam ci département bi ce qui est humiliant. kan maire Youssou Diom xoolal liste yi dama ne yéen waa Diofior ñu ñuy waxal yéen ñi nga xam ne yéen a nar a dem ci urne yi xool leen liste yi bu baax a baax xool leen contenu liste yi. mais wala loolu c'est mun na nekk. mooy la maanaam par exemple. mu ngi ci ñaar yi de xaw ma nag ban correction lañ ci def xoolal liste yi rek ñu ngi ci biir. d'accord alors mbokk yi ñu déglu tey suñu invité Lamine Senghor la di responsable politique mu ngi nekk fii tey si émission réveil matinal ak Makayre Ndiaye mais monsieur Senghor man li problème bi yëpp candidat yu bëri yooyu yëpp si biir APR la loolu est-ce que warutoon maanaam bala ngeen di tëb a tëb di déclarer seen candidature ngeen laaj ndigal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk seen kilifa si kaw ba pare ngeen soog naka déclarer bu ngeen amee seen ndigal ngeen soog a wax est-ce que nekkul yàkkamti moom moo tax moo indi problème bi yëpp. du yàkkamti fenn grand xam nga lan la woon. nee naa la manigance ñu doon def fee te ñuy bañ ñu tas suñu parti moo waraloon ñu def point de presse ba sax la ca jiitu woon nekkul woon loolu dañ doon waxtaanee nan fan la parti bi toll ak situation parti bi ca la journaliste bi laajee boo bëggee nga dugg ci YouTube bi léegi nga kii ko ma ne leen mu ne ma ndax Lamine da nga bëgg a nekk candidat ma ne ko bëgg naa nekk candidat à condition avec un mais ma ne leen mais boobu mooy ñii ma àndal ci biir salle bi d'abord andi ci ñi ma seqal parti bi yëpp andi ci fii Diofior ñi ma ko seqal dans le département andi ci ñi ma ko seqal tamit à la nationale andi ci boobu sax waxuñu waxu caution ak waxu leneen xam nga ñu ngi naan diw dugalal na ma 15 millions kenn dugalu fi 15 millions parti politique yi ñoo dugal 15 millions Macky Sall moo dugal 15 millions distribuer récépissé am ay nitam Diofior c'était le seul lieu boo xam ne fii la ñu am un maire socialiste fii la ñu xam tamit Diofior la ñu waxoon ci biir département bi moom rek mooy am ay suppléance c'est-à-dire foofu rek la ñuy jël beneen candidat samp ko ci Benno bi ndax Youssou ma fa nekkoon nekkul woon Benno ak Tanor la woon. kon ca biir Benno ba la ñuy tànne suñu candidat. donc bu ñu demee ba loolu mbir mi demee nii xëccoo am na mais président bu dee du ñàkk kay bu bëggul ñàkk mu dem ci ku gisul ndey namp maam. comme gisul ndey mu dem ci maam ji ma Youssou comme en tant que maire socialiste mënoo bàyyi ki yore titre ba pare jox ko keneen te ñun ñii ànduñu. mu jox ko Youssou loolu nekk benn cohérence politique bu ñu boolee ak moom. mu yee ma suba teel. kooku la Youssou Diom. 6 heures du matin la ma yee sama kër. dafa dugg si indiwul sa otoom kalandoo la indi ba mu dugg see ne ma damay nëbbatu de ma ne ko mbaa jàmm ngay nëbbatu kuy dox jàmm du nëbbatu di monsieur le maire mu ne ma jàmm kese la xam nga rek sutura la ma ne ko kon baax na ma dugg ak moom si ginnaaw parcelle bale ci ginnaaw. ñu toog man ak moom ak yàlla ak suñu borom ñu waxtaan. mu ne ma gis naa vraiment comme mbir mi demee na nii daal dama bëgg ñu ñëw tabax mbir mi. en plus conseiller municipal nga nekk nga jeune gis naa ne jeune bu am position nga jeune buy xeexkat nga. dama bëgg nga ñëw ñu ànd liggéey. ma ne ko cohérence politique de moom moo bon a booleeg yow mais xam nga ne sa bilan même si je suis comptable parce que je suis conseiller municipal mais sama comptabilité ci bilan bi xam naa ne ndaw na de minime la de. ndax conseil municipal bi sax c'était un conseil municipal approximativement pauvre. amul woon benn cadre ci biir presque. ña ca nekkoon cadre yëpp c'était relégué au second plan. xamuñu nag li waral lool. mais nag liggéey na sax am na ay résultats yu mu def ndax nit moom boo nee moom fii dara newu fi moom nga xam ne gëmadi yàlla la am na lu mu def góorgóorlu na ci lu bari mais am na ay manquements yu bare. léegi après waxtaan bu ñu waxtaanee tamit mu ne ma am na sax Ousmane Diop maa ngi koy proposé pour mu defal ma liste bi yow tamit lu ci sa xalaat ma ne ko non mënuma ci wax dara liste moom mënuma ci wax dara d'autant plus que yow yaay mandataire bi. dañu mën a toog rek waxtaan tënk liste bi ñun ñëpp. mu ne waa mais comme jeunes yi yéen ñii dama bëggoon ngeen ñëw jiite liste proportionnelle bi ma ne ko loolu amul problème même bu dul man sax keneen mën na ko jël. loolu amul problème. mais cohérence politique Benno Bokk Yaakaar national ba wàcc ci suuf. moo ma boole ak yow. mais sa bilan yow yaa koy défendre bu waa Diofior boo liggéeyee xam nañ ci dara boo liggéeyul xam nañ ci dara ñoom ñooy fale. donc ñu àndi ci loolu ca suba ga la woote réunion këram réunion visioconférence ñu dem. ba ñu demee
am na ñoo xam ne ñëwuñu woon xawoon nañu tiit ñu ngi commencé noonu Lamine Senghor mu nga mais Lamine Senghor lu mu fay def lu ñëw bokk ci li ñuy defar. ma won leen samay position ñu liggéey ñu ànd quelques jours après ñu may naan non am na rumeur buy daw ma ne rumeur bu mel nan dossier joxe ngeen ko kay lan moo des ñu tënk liste bi kay ñaari nit ñetti nit mënu waruñu dugg ci ruq mukk di ko def. te ñoom ñaari nit ñetti nit noo dugg ci ruq def liste bi liste Benno Bokk Yaakaar bii. ñaari nit ñetti nit. wallahi lazim ña koy def seen intérêt la ka jiite liste proportionnelle ba xam na ne boppam lay xalaat parce que même s'il ne mouille pas le maillot d'office il est conseiller xool leen liste yi rek man du ma tudd dee leen xool. Diofior ay nit ñu yeewu ñoo fi nekk nit ñuy jàng ñoo fi nekk. ok donc ñu ñëw yee ko guddi moom monsieur le maire. kan moo ko yee. man mii. comme ni mu la fajaroo woon. comme ni ma fajaroo woon. ngay yow minuit laa ko yee parce que dama woo waa ji andi jëf muy Ousmane Ngamane ne ma lay xeeñ daal neexuma la ma gis fee daal doyuma. expliqué ma lépp. ok ma dem foofu. mais monsieur Senghor minuit yooyu tam nag kilifa guddi. waaw mais minuit politique nag boo ca duggee nee naa la 5 heures du matin ni la yeewu nga sol sa yére dem sa yoon. ñu dem loolu politique la. ba ma ko soxlaa da daan yeewu fanaan di dox bu bërsët. ñu yee ko guddi gi man Assane Thiam bi nekk PS. parce que man tamit bëgguma woon ànd ak waa APR kese. ànduma sax APR si d'ailleurs. man jegaan la ma bale jegaan bopp. moom finalement moom bu ay setatal. ak Assane. ba ñu demee yi woote ba sonn yeewul ma woo Ibou Ngom ne ko woo ko Ibou Ngom woo jabar ji yee ko ne ko am na ñu lay seet mu yeewu guddi gi ñëw toog ñu expliquer ko enjeu yi nekk ci liste yi yëpp ak nu ma ko bëgg a ordonné lii nga bëgg a def nii. boo ko defee ci kanam mën na la coûter cher même bu dul man y a des cadres ñoom Babou Diouf ñeneen mën nga leen jël ñu jiite liste proportionnelle bi. mais ñoo xam ne bu tiimee budget bi xamul sa lañ la ci war a def. nga ne moom moo jiite liste proportionnelle mu dem toog fee bu xëyee dem sàmmi nagam ñëw quand même liggéey ñu dëkk bi nag day ne mu ne ma non je vous rassure la ñuy wax fii man liste PS maa ko doon def man kese mosuñu am problème mais comme bennoo la bu nit ñi defee ba pare man maay mandataire bi dinaa jël sama responsabilité dinaa changer la ca nekk yëpp. ah bon ma ne ko koo ca jiital muy ndaw bu mën a am apporter bonus rek baax na même bu dee Assane Faye bu dee keneen mën na jiite loolu am problème. bu dee yow itam. man tamit bu dee man tamit parce que man candidat laa woon yeewoo naa ko sax. bon yàlla def nag bon ànduñu bu mu demee mu def ay manigance am def ay mbiram ba keroog mu demee dépôt avant muy dem dépôt tamit ma dem fekkiwaat ko bureau boobu loolu moo génn waa andi jëf. ba coalition Benno Bokk Yaakaar bi bokkuñ ci. ok ñu retiré wu jël seen yëf. waa réew mi ñañu alloué woon benn quota de conseiller. ñu téye seen bopp ñëwuñu. la leen xuri nag la leen xuri moo ma loo leen yoot moo ma xuri. waa andi jëf ñoom seeku na waa réew mi ñoom seeku ci am génn ci. kon lan moo des nga organiser li nga fi am. mu persiste ci kii bi. ba ma ko fekkee bureau ma ne ko man de dama ñëwoon pour retirer sama dossier fekk leen foofu ñoom ñëpp ñu nekk ci ay signature. mais xanaa nekkoo woon si liste bi ba pare. déggoo ma boobu liste bi kenn xamagul dañuy joxe dossier yi rek kenn xamagul nu mu dem. ok ma fekk ko bureau mu ne ma Lamine dama bëgg ñu liggéey gis nga li ma la wax nii dara du ci changé. ma ne ko dinaa la téyel kàddu kilifa de sama kilifa nga ci ay at. sama kilifa nga ci géño ci mbokk. sama kilifa nga ci dëkk bi. ndax yow yaay maire bi. ma nekk conseiller même bu dul woon conseiller yow yaay sama kilifa fii. kon dinaa la téyel kàddu kilifa. ba keroog may gis lu dul loolu nag. tey jii yegsi nañ ci lu dul loolu gis nañ lu dul loolu. donc loolu moo waral tey ma bugg a wax ak samay militant di bugg a wax ak sama sympathisant suñu sympathisant APR ndax APR day continuer di dund bu lii passé dañuy réorganiser waat le parti. léegi nu mu mujjee. mu koy dem déposer ji boobu ba fii ma toog ci plateau bi mosuma ko woo mu jël ma. boo ko da nga koy woo mais du la décroché. du jël bu ma ko envoyé message lu ngi nii sama téléphone bu ma ko envoyé message du jël ba fii ma toog ci plateau bi mu may dégg. te pourtant moom moo la joxoon kàddoom. moo ma joxoon kàddoom retiré na kàddoom lan laa mën a def. ce qui sent bon moom laay def. ci man ak ci samay nit. ñu daje li xew na man 11e position lañ ma yóbbu proportionnel. ok loolu du problème. am na ñoo xam ne ñu ngi naan non Lamine moom amoon nañu position bu bële loolu mérite la du ay ayloo. bu doon ay ayloo Youssou Diom du aaye ren ndax moo aaye woon. du ay ayloo dañ ca liggéey xeex ci moo tax ñu nekk ci position yi tey. donc mbir mi circuit bu gudd la jaxasoo bu gudd la ñu ñaan nag président de la république mu ñëw organiser ñu suñu parti ngir yàlla fii loolu rek lay ñaan. akulaay taala même bu dul moom mu joxe ay
indice yoo xam ne ay département ay leaders yoo xam ne ci biir département Fatick ñu ñëw taxawuñu organiser waat parti bi. même bu ma bokkatul APR sax xëy mais wóor na la ne yow yaa ngi ci liste bi wala. xam naa ne maa ngi ci liste bi dem nañ ba déposé ba ma gis sama tur ci liste bi mais 11e position lañ ma yóbbu loolu du problème. mais boo xoolee du man kese. man conseiller laa woon xanaa boo amee ay conseillers kay ñoo xam ne ils sont déjà dans le conseil nga war a xam ne ils se sont battus pour nekk ay conseils. nga war leen mën a maintenir pour ñu maintenir le cap. nga jël ñooñu yëpp dégager parce que ñooñu du man du góor gi Moussa Thiam peut-être que moom ku nekk nag mën nga deele jooy am na koo xam ne bu deelee day noppi. man ku ma jàmm ma fayu. wallaay ba mu defee mbir mi ñoom day ami ñëpp Sophia sax conseiller la woon te jóge na fi dem Pastef. te sama sœur la mënuma ci moom dara c'est son choix. loolu yëpp nga war ko corriger pour xam ne élection ngay dem tey élection yu sérieux ngay dem élection yu sérieux ngay dem yàlla def na loolu am na ñu toog opérer silence ba tey la ñuy soog a jóg pour wax nit ñi nag ne élection yi de la ñu gënalul la ñuy def la ñuy gënalul mooy dañuy maandu ci élection yi. maandu te ñu bind la sa liste bi. maandu amatul la ñu bind bu dee dañ ko def à notre insu kay liste kay xanaa da ngay woo ñëpp ñu ko sekk. xanaa ñi gën a yées fi sax waa opposition sax dañuy toog waxtaan seen biir tëgg liste yi ba xam ne nii la ñuy demee lii la ñuy war a demee lii moo ñu mën a yàqal lii moo ñu mën a defaral mais ba ngeen toogee ci ruq def la ngeen def kay assumer leen rek mën na gañe keneen mën na gañe ñëpp lay ñaanal wallaahi azim parce que mbir mi bu dul ne jàpp ma ne bu dul man rek du doon keneen non 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 ñeneen ñamuy doon nañu xam ne responsabilité la ñu yor ab sas la ñu yor ndax dëkk bi dafa bari ay feebar. problème mu ndox baa ngi fi problème mu courant baa ngi fi problème mu commissariat baa ngi fi te ñu amoon programme bu riche grand dinaa ñëw ci programme bi boo paree léegi ñëwal ci programme bi ñu amoon. alors man dafa am luy sama problème moom mooy dama comprendre yow conseiller municipal nga si mairie ba en plus ngeen bokk tey moom mu nekk PS ngeen nekk APR te liste bi ñu ne benn bokk yaakaar moom moo ko war a jiite. ngeen waroon a am benn ndaje boo xam ne yéen a war a mun a toog régler lépp rédiger ko. ba mu leer ngeen jébbal ko moom coordinateur mu dem déposer ci ko loolu la yoon wax. waaw léegi ñaari nit ñetti nit ñi ko toog bii bukki bii njuur kay man mooy sama problème. pourquoi ngeen nangu ko xëy na déggoo ma dafa am xëccoo bu am te xëccoo boobu yëg see guñ ci grand xam nga lu ñuy wat dëggam Lamine Sarr démissionné na di parti xam nga li ñu bëgg kay jiite parti bi ëllëg du doon coobare yi kenn coobare yi suñu borom lay doon. te jiite parti bi saa waay coono la te ndaw a ko attan nañu waxante dëgg. il y a une éveil de conscience te loolu moo taxoon ñu dugg ci terrain politique actuellement demal ci parti politique yi nekk Diofior yëpp ndaw yi yëpp a nekk ci parti bi parti boo dem ndaw a fa ne ba ci gën a ndaw mooy ki jiite gëm sa bopp xale bu ndaw la parce que kon changement am na ci idéologie bi te li ma peut-être que li ma dal xëy na moo waroon dal ñoom Kumba moo waroon dem ñeneen ñu fippu dem uti leneen man liñ ma xamee mooy APR lañ ma xamee mënuma dem ci lu dul APR bu ma demee nag ba bugguma yàqal président de la république ci liggéeyam fii ndax xam naa ne yéenam ci Diofior moom rëy na lool. mais nga foog ne monsieur Senghor est-ce que nekkul ne Macky Sall moom moo def lépp parce que dama yaakaar ne tey en tant que lii wàllu local la askan wi ñoom ñoo war a choisir ki ñu yaakaar ne moom la ñu am yaakaar ne bu ñu ko joxee gox bi mu mun koo régler président Macky Sall ak ñamu àndal ñi nga xam ne ñu ngi fii nii nekk fee ne proposé leen kenn ne kii la ñu soxla est-ce que loolu nekkul moom moo jur lii yëpp. mën na am moo jur mais li ci gën a xew yëpp suñu biir APR la. xanaa xamoo ne APR bu doon nii ay semences yu ñuy tànn comme gerte gi ñu war a ji. dina am ñoo xam ne du ma leen boole ci ji bi. lan moo tax ndax gerte gu bon la daa am ay yu bëri. déggoo ma nit ki nga xam ne day bàkku ne man lépp lu waay liggéey fii ba déwén mën naa ko yàq ci benn bés du ndam. mais yow da nga boole sa bopp si ji bi. man bu ci ji bi laa bokk. parce que ci ñi ko tabax laa bokk ba mu yegg si fii. gis nga ñooñu dañuy ndamu ne ñun xam nga ni ñu leen doon wooye fii. xam naa dégguñu seen jow xanaa bu ñu ko déggoon bàyyi ci xel. ku nekk nag mën lañ la jow ndax ku nekk am nga numéro. te doo ko gis nit ñi ñoo koy wax man am naa ay défaut yu bëri. mais nag xam naa ne sama engagement démb. mooy sama indiscipline tey. li ñu leen doon jëwee. li ñu leen doon jëwee daal ñoo syndicat des perdants lañ leen doon parce que xam nañ ne nit ki nga xam ne du defar mukk du tabax mukk lu ñu tabax mu toj. kooku bu buggee ndamu nag ba dem ba toog ci seen. fi ñuy décider mbir mi nag d'accord monsieur Senghor tey ñëpp a ngi lay déglu yow nga bokk si ñi askan wi tànnoon
pour nga nekk conseil municipal ngeen war a mun a liggéey Diofior tey mun nga ñoo wax li nga xam ne liggéey ngeen ko mooy am si réussite ak côté bi nga xam ne da ngeen si lajj nga nangu ko nag ne da ngeen si lajj. am na fu ñu lajj lu bari am na lu ñu jot a liggéey tamit. waaw bu nekk ñëw si. conseil municipal bii ñu jóge nii. li tax mu lajj am na fu mu lajj quoi certainement parce que nit moom da ngay wax dëgg rek. mais am na lu ngeen fi def quand même. li ngeen def xam nga lan moo waral lool. ñun lu ñu doon ñëw sax des fois dañu doon boycotté conseil yi. lu tax loolu. xam nga li tax. parce que mënuma gis conseil municipal boo xam ne la ngeen da wax du ngeen ko gis mukk ci kayit mu jural nit ñi dara. ñaareel la ñuy wax tamit bu ngeen booy indee ay xalaat maire ya ca nekk ña ca ëpp am na maire yoo xam ne boo doon wax rek ñu mer parce que ay militants yu su la ñu. du ñu xool objectivement li nga xamante ne moom la ñuy défendre dem nañ fii ba benn conseil municipal sax sama benn grand góor gi Moussa mu jëkk pété les plombs ba démissionné verbalement bu ma wooyee ma ne ko non bul démissionné ay nit ñoo la yaakaaroon ne serait-ce que benn fan sax assisté nga leen kon amul démission dañuy assumer le bilan. ok ñu assumer bilan bi am na lu ñu liggéey lu bari ci volet yu bari volet social volet infrastructure. mais man sama problème lan moo tax ngay li sa boycott bi ngay wax. parce que si yoon. dafa am lu la yoon may boo nekkee conseil municipal. dañ ne bu conseil municipal jotee nga am ngant da nga ko war a yëgle. d'habitude xam nga lan moo waraloon lu. du question pardon ma ñëw rek. boo mënta ñëw yoon may na la. nga jeex sa carte d'identité. seet kenn ne ko moom kii laa mandaté. pour mu ñëw taxawul ma fa nekkal ma fa. bu ñu toogee nag ñett conseiller def nga ko ñeenteel ba ñëwoo. ñeenteel ba ñëwoo. yoon dàq na la nag. dañ ma waroon dàq sax te loolu la. très bien foofu laa bëggoon a fàttali ñuy déglu rek. parce que yow dàq moom la ñu waroon a bala ngay démissionné ñoom dañ la waroon a dàq. déggu ma dàq boobu moo ma gënaloon moom laa bëggoon. xam nga lan moo tax. dama jàpp ne conseil municipal ay xel ak ay xalaat ñoo fa nekk. mais conseil municipal boo xam ne parloo moo ca ëppoon boo ca nekkee tu es mal à l'aise tu es mal à l'aise. ok nekkul woon boycott volontaire dañu amoon ambition def ay résultats yaakaar ne kii ñu tabi nii. ak fu mu jaar. ak xam-xamam ak maqaamam darajaam ñamu àndal war na mën a jël responsabilité mu teg affaire yi de manière objective. dégg naa suufi Diofior yëpp dagg ngeen ko. ah man de dagguma. non si nga bokk. man de responsable si nga bokk demal ci réseau ci. ma ne si demal ci archive yi. monsieur Senghor benn pepp suuf mais conseiller nga. dégguma. ñan ñuy délivré. am naa man weddiwuma ne am naa ci part de responsabilité. waaw très bien mais ña ko doon dagg. waaw xanaa xamoo ne am na loo xam ne bëgguma ko wax ci plateau. ah bon ça serait des révélations absurdes. ok bu ma ko defee rek danaa la ko may mais xam nañu ñoom. ña ko def ak maire xam nañ ko xam naa. ok foofu rek laa yem. alors ñu continuer si côté bi ngeen gën a lajjee. côté ci wàllu courant temps yi nii. voilà foofu moom grand. surtout mbedd bi ma ñëw fii sax maa ngi naan mbaa gars yi duñu coupé courant bi. non dañ ko coupé pour léegi ñetti fan yi moom courant coupé wu. sérieusement alhamdulilahi rabbil alamin maire am na ci ay projets yu bëri. mais dama jàpp ne 8 ans 7 ans saa waay lu bëri mënoon na avancer. demoon nañ fi ba mu am benn relation parce que loo gis rek relation la agenda la. ma am benn relation ANER. ma woo ko proposer ko projet ANER. électrification boo xamante ne c'est à base du solaire moom la ñu bëggoon def. pour que li nga xam ne moo def éclairage public bi ñu déconnecté ko. mu mën a dem ci ménage yi dès lors que suñu poste courant yi dañu faible. proposition boobu nee na ma waaw waaye bippé wu ci moo jusqu'à présent. ba léegi ba nii mu demoon naaw benn moment ba mu jëwoo chauffeur bi sax xam ne chauffeur bi peut-être comme ñoom ñuy nekk ci oto bi mën na ko inciter mën na ko kii. waxtaan ak moom mais je ne dirais pas que lépp c'est nul non non. maire am na lu bëri lu mu def mais tout n'est pas rose nekkuñu aljanna de. mais la moo tax Diofior mbedd yi amuñ lamp dafa lëndëm crous bu 22h jotee problème la amatoo benn sécurité. loolu nag moom suñu combat la loolu moom maire bii ñëw xaw ma keneen de waaye kii ñëw nii buñ ko falaatee moom buñ ko falaatee. du ngeen ko may sax mu naan café. non xoolal ni ko gars yi defe woon fii waa UNIDEF def ñu ngi leen di sargal ñu ko defe woon fii di xeex ci wàllu ndox mi noonu lañ ko war a defee ci wàllu courant bi ak leneen ak leneen. ñu ngi may gëmloo sax ni ñu ngi bëgg a tabax beneen hôpital beneen forage nañu régler forage bi ba pare rek parce que mënoo régler yow nga am li nga am sa kër soo teegul nga bàyyi ko fii di naan da ngay indi beneen gëwuma loolu gëwuma ko. d'accord alors monsieur Senghor ñu bàyyi la nga souffler tuuti après ñu ñëwaat léegi. merci beaucoup Makay.
jërëgeen jëf mbokk yi da ngeen ñu jégal nag bëggoon naa ubbi téléphone mais waxtu wi def ñoo xoj bu baax a baax te am na lu ñu war a waxtaan ak moom bala ñuy quitté ndax nag monsieur Senghor ma fàttali leen ne leen dafa bokk si responsable politique yi nga xam dañuy yëngatu si biir APR tey jii ni nag seen émission réveil matinal invité woon ko dégg ngeen noon fii candidature am ba léegi ngeen gisu leen ko mu ñëw wax si ñu bëri xamuñu woon lan mooy problème bi loolu moom moo tax fii si rajo bi la lépp liy leeree yéen ñëpp nag yéen a bokk yem si émission bi li ñu waxtaan ak moom kenn si yéen koo xam ne am na fu mu la laal te nga bëgg a répondre am nga droit de réplique si émission bi loolu pour ma wax leen ko droit may na leen ko bu defee ngeen xamee ko noonu mais nag jàpp leen ne invité la dañuy waxtaan ak moom si question yi aussi itam dana répondre niñ ko bëggee bu ko répondre itam ñun ñu ko ne si yeneen question rek mais si tënk daal jàpp leen ne tey lépp loo xam ne war naa mun a leer si wàllu politique ak li nga xam ne tey dëkk bi buñ ko defee mu mun a am changement ak askan wi jafe-jafe yi ñu nekkee ñu mun see waxtaan ak moom ndax nag même bu dul dara itam am na ci lu bëri te responsable la nag si moom dafa bokk si responsable yi ndax li tax ma wax ko mooy que ne boo nekkee conseil municipal askan wi fal la nga nekk fa lépp lu mairie di def da nga siy nekk responsable boo demee ba mun a toog nag neel askan wi yéen a ma faloon vraiment jërëgeen jëf kaay leen jël bu defee nag sa suppléant ñëw continuer li nga xam ne moom mooy liggéey bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne fi ngeen ko jàpp foofu la réveil matinal la jàpp leen ne daal seen émission la mais itam jàpp leen ne rajo bi seen rajo la ñëw leen ñu débattre ñëw leen ñu waxtaan ñëw leen aussi ñu seet li développé dëkk bi gox bi la région département bi ñu nekk loo xam ne ay borom xam-xam mu ngi fi ni may wax rek Diofior Kar macha allah kon nag li wérte woon mooy que ne si foofu lañ jëm si fànn yooyu aussi itam la ñuy continuer ak yéen. ingidma fogoleno nayi mbemba sayni fa xaye mek nek na 98.9 xan i ati ndekte a moƴo a gar no raɓan a xoolan a paax a paax ke andoona yee ten xew nu nan u candidature ne andoona yee a bug'ano ref me tige ɓeerna nu nanan no ɗelem Pafal ndaa bugaami ten te layanin xooxum no ɗelem seereer yaam o seereer a refu ne i mbika rek ten refu monsieur Senghor o gar rek no raɓan o résumer ane in nam problème ke jegtu fo xaye xaro laya ɓasil ne andoona yee mbendangiloxang refiro candidat xaro cunga aussi nu we andoona yee mbendangiloxang xaro laya den ginnaaw gidma a Diofior fop etin no wayjures ret no kilifa ke ndefna meen fop a yokoora Diofior ndax Diofior o leŋ waagirano tabax fop na tabax kan ensemble gidim fop waasnox fop xaq politique ka ɗom to ku farijna no falay fe rek ndam yo mi a ref ku xenna ten it ndam yo mbir roog a ref rek ndax roog ten na jubala kaddu no kiin kon waage ñak o blessé u kiin waage ñak o lay no kiin ka ɗomuna mais koy fat i lay rek ke refna ndigil ten na tata na ngel oxu ɓiseer na ndigil ngel d'habitude gaci ten o gatta in koy i mbaage mayu saate fe parce que xa teɓ i ndey njangan nge e saate fe wara waru jega wa ngar mbarna ngenoxana den mbamir a ngeen wana den nda ka ndef ka wiin wa njeg na fulla a njeg wina ndef na njeg na fayda aussi mais koy a ten ko oox na parti politique nun nanangan tan yoon fu président Macky Sall constructeur a ref président Macky Sall mu Ablaye Wade mosna moof a bakku ora réalisation président Macky Sall ten tax un président Macky Sall fog na we andoona yee den ndam un nanaam o kiin a lay faak no émission ye ino moom in nane fo we andoona yee APR fe andoona yee Macky Sall ref faak den nango xu jaɓeerna kilifa kiro iyo kaaga foogaame wiin we mbarano ngaƴ tey yiif donc um profite oox waasnoxu fog Diofior fop xaq lala den aussi ye i déclarer a candidature i laya ye déclarer candidature ten re les fu wiin we rek bugaamu re candidat buge yo kena xew ka o feet nang na roog a xat ka i ndeta bo circonstance ke a jeg na te wondoritna ne te wondoritna xate fen xate gila saax kam ino APR mena xatu a ñoxale kam fe a ref tiga laaj ña compliqué to kama ñoxalen wiin we ga mbeec saate fe xoox den rek a nama y a des gens qui se diront que Lamine na APR a jeg tu ke te jeg na santa ten a roog a paax ke tax na ken waagaam o lay xaye mi refimo yaqim muk ke jeg ma nu te neewit na neew parce que it waagimo ɓeer me reef ma
bo fadid mene tolox ma xey ga kay sa daj na adna ga ke wajure sa daj na adna rogan natu am imbar injek jof yor cadre kambak na ndimla in ben ndimla in am pagaya way men ndimle in les jeunes sont là stage sax ka bo waden vraiment teritiga domna inde tanga bo data fokatam no politique bom fokten ref no politique bo roga fi xey wamu de politique ten bi sa xam nu ke ref ma par des relations avec Cheikh Kanté roga bi sa in mayit nday tabi sa xam ma bisiram nu poste politique refé décret refé mandat électif kala ye ci ngi bon dimbalé xaté ba no nga def na no département fe to nga me anjega sañ-sañ anjega akalat te jega wata xotna jo fe injega ten quelques éléments ka ndet na ten 8 personnes je pense si je ne me trompe pas jega ten ma jot na démissionner andet ya indef na mayit nu métier be ko in nu métier ten indefu refim nu administration refim nu papier refim na dara mais je suis dans le métier de la navigation roga fi it mi mu refma xan njeg ambition geno ki mo mbiño leng xan fexé ya ka tan na mbat xam xames bo fadik ma buguma on commence par un métier très sombre beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je travaille j'étais l'amaneur ndetonu det votre agenda j'étais l'amaneur c'est le métier le plus ridicule je dirais mais quand dame ga aukin ku fañon rek ajega ha buguna to hu minya na ngasal ko ci sobong ya mu hu bugna tigro ko sobong da ref no métier faga 2012 2015 pourquoi gar aller bon mi jega ma jeg secteur fangas fas tourna avec les étrangers buga ma bugu jega wa xot makam secteur kene xot potentiel febe kaden maga e ngotte ndef 4 personnes o xene Palmarin o xene Diofior o xene Niakhar o xene Jaxaw fu lakas fi andone am batano gox lakas ke Sénégal ta ko ta ina bisa dans ces métiers là a formé in njalla dans le secteur de la sécurité de l'environnement maritime nous kaga indef nous ka 2015 ba 2019 makare je vous dis pour ay mbog na président de la République wala me parti ne katia in khalis yonam fu ngor ke élection locale 2009 2014 les deux candidats à campagne ta presque une valeur de 9 millions 60 000 maintenant chodine jeunesse fait barke yonenti bi Assane Faye waxe ñowa Ibrahima Faye waxe ñowa imbatin choda den la 9 millions la yode da organiser ten mbapat 60 000 francs est-ce que on n'a jamais demandé un bilan de non lanta bilan parce que den gérer on c'est une collectivité malgré tous ces moyens d'abord vous faisiez la guerre pour perdre les élections te dom tiga refna in lol in jeunesse fait kon ke yoka amada yoka ke inina in refait des intérêts personnels bo def ina intérêt personnel bo ta fe la xama hay je suis dans le secteur de la navigation foga me kene c'est une image qui peut te donner quelque chose après halal ngoten diki j'ai demandé au docteur l'ennemi jangam jiga mundi un certain niveau to gi ama anne mi xupu de niveau d'état à l'école nationale de la formation maritime am borme elma andef des officiers de la marine bugama bugu rek jangi est-ce que telame wode jafnya parce que en général les jeunes là anje nga salaire rek naga tembi en tremplin pour pousser demander in lene ami de bugam bugu rek école telame ha mi aha te fokatam fulo commandant je suis allé le voir dans son bureau kan fadu weg parce que andam les trucs là comment les gens le font waxtan faten leyne mi dal ka bu umret école jangik telama ha mi aha telama ha bugo fi lene BSNM le brevet de capacité à la navigation maritime telama kon atia indet jangik ils nous ont pris en charge indet jangik way tenta xam toute l'année dernière beaucoup de gens nga iram no terrain politique tiga gar saba handicapé am quelque part politiquement OK mais wada diplôme rek heureusement on est sorti avec de bonnes mentions roga fi an et surtout aussi avec des attestations de formation presque à 4 à 5 attestations. C'est au premier niveau injecter des doyens à Diofior sante aden parce que vraiment den lal hamad atare tref le grand frère Arona Bass fait Maliam Bass et aré aussi Papi Ndiémé aré aussi grand Wali Dioufana Darou juste après l'hôpital, c'est des grands qui nous ont beaucoup guidés parce que c'est un secteur fin de vous. OK Dengidaïn, on est sorti à la fin de l'année et on continue la carrière mené bo 4 ans 5 ans kay continuer kan jangan badan kaga ten refuki anone ten indefarta on diko nga mus sutro waxta a jollanga kaga inna mbiya investissement anda refé politique aussi refé ku ki no ko fiya rek la winé fi am gara publiquement cioda winwe o len xobde kin i mayde sutura winé ñacca to bo winé ngena in ma ingenerna dara refé men wini mo junjal politique de njek kag anone ils ont des responsabilités politiques am pagay
ino nak kay tapé à tok président même a refange tok in fata det un cadre dans l'APR d'accord a codine responsabilité te fédéré awe yok na ken ten imbugu d'accord monsieur Senghor 3 minutes ten i yok de iyo aja alors perspective ke buga mu garnu ken de gariro de Wa- kere ina programme in mais instant nek 3 minutes i yok de to Iya, anda allez-y, me allez-y. bugirongo deg quoi Iya, aca. xaye ke andoona yee bug am ten o gar teen rek rapidement te refu problème of fa Youssou Diom nama retu ah yusu de njege problème sax a refa nga nderu kin fo kin neke vraiment kel fa esa ref ma ni njega to problème andame jambaro may ci am rek bon gar kel fa esa ref jambaro o xoy gorgolu oxa to kete fi na lamale yusu kete investir na Diofior socialement long de socialement waga te donu d'abord sax na mairie kite jeg na fop kite jal na fop en majorité investir population fe yusu refe un homme politique social ten falun to aussi ukin nda a laya fo ka andoona yee a wata ba taxaw yo foof magan gara rek i aca kete layna ta wat no ke layoona no ke i ndamna fo ke andoona yee refe sax kete layna te wat dong kena tabaxa kena cungel mbamir ten taxu bo i ngenorna xay parce que au delà des positions xay yemam rakino xamen on avait 17 commissions à la mairie ten yeta garna on a rajouté on a 20 commissions à la mairie mais des échelonnage fait président de commission ke c'est des partenaires potentiels fait pour men même imbarange politiquement i ngatanga no conseil municipal wago ande mama ñoxor bob tiga wago ande Abdourahmane Toto ce qu'il a éliminé aujourd'hui Toto ko watno na mena waga watna in d'accord donc kene manœuvre fe jegna Youssou sax il est dans son rôle parce qu'il paie SRF ndawe moƴ ma sik fop den defa we ndefna kam APR a mbiya manigance kene et pour leur intérêt personnel ma kayre révélation fi ankang meke damanamu ten a paax e ko Diofior fop a ndamin conseil municipal fene i njofa si toutefois la coalition Benno Bokk Yaakaar a gagné le bureau municipal qui est le maire le premier adjoint le deuxième adjoint fop a définir ba après a définir ba alors que le maire doit être élu par le suffrage universel les populations den mbarno mbal o xatanga maga les deux adjoints ils doivent être élus par les membres du conseil ok mais gars comme Youssou et l'adjoint maire andi a problème malentendu nabourette de njeg décalage de jega profité on andok kam bukim saxu aden yam débat fait subjectif andok anderale a mburu xa pour ambagu njeg des positions titre fait soma soxla au cas de ñatia c'est pas ce qui nous intéresse Diofior qui intéresse na entendre le changement qui doit prévaloir kagat ten def objectif in xedana fop candidat ke tout wasno xaden xaq ya andona ye blessé am tenu kiin d'accord alors monsieur Senghor waxtu fe faga tak nam ga to radio le fu émission ne alhamdulillahi rabbil alamin émission ne nuna jega solo trop to makayre in wanga mene xay le silence que j'ai rompu bo jang position xay layerong nda xanu ge mene demande kabina ngarna mene ambuskele ang sax ka imbugu lay dami ken inchallah tout le monde mene ngara mene refatu mbin makne abaga inchallah mene refando kali cynique c'est la voix du Sine Saloum merci tout le monde nous écoute radio fe ñanana nun roga batu wodule nun abat xam-xam nun abat daraja nun kene fi ena mene c'est une première ingadna rog kena gara am xup keke aca farba xay i sargal tan nak en frère fogami studio fene studio Ablaye Bopp ngeen ko war a tuddee Ablaye Bopp Nicolas Balik nu andan mene beru ne ik taram na en politique ne na taram nego en communication actuellement il est à Walf arrêté un ténor dans le Sénégal et bo fagun facté a périmé el a le grand prix de Pikini Production vraiment sargalan te nanangan à la radio rek kan jiga mbekte mak ko Nicolas message fini bugamo dal merci beaucoup merci encore fogole nangilo regina interef ou Lamine Senghor émission nous réveil matinal fa makay Ndiaye 6h du matin bo 10h imbartane ko koy no ke anete fo ñow meti ben ba fadid meg nek inu ngidma nu na par ciodanu no xet encore fait 6h du matin bo 10h ya sam rogo fi jam inana jam ga jam nous continuons nos programmes Diofior FM 98.9 DJ Sele Koko Hegra inu ngidma nu na par